benn waxtu ci télévision Futurs Médias dal leen ak jàmm ci digg bëccëg bi dina bokk ci li ñuy waxtaanee Luc Nicolaï di promoteur lutte bu ñu ràññee fii ci Sénégal ñu nar ko tëj nag juróomi atu kaso ak benn atu sursis loolu sax lancé nañ ci benn mandat d'arrêt cour d'appel bu Saint-Louis moo joxe boobu la dogal. police bu Sénégal forab obbi ci corniche ouest bu Ndakaaru loolee xew gannaaw bu ñuy xeex wàllu terrorisme fii ci Sénégal ubbi boobu nag ñi ko xam di xamle ne ngànnaay bu am doole la bu jural ñenn ñi sax njaqaare dinañ jëm ci suñu xibaar yi añak nekk ci diwaanu Ziguinchor foofee nag askan wi soo moyul dinañ wàcc ci mbedd mi rek ñaxtu bu baax li ñu bëgg mooy ñu tabaxal leen ab poste de santé wala sax ñu fexe tamit ba diwaan boobee mën a am courant ñu mën ko jëfandikoo nu ñu waree suñu invité tey di Birame Ndek Ndiaye di ku ñu xam ci wàllu cosaan ak aada fii ci suñu réew di parolier tamit di poète dinañu waxtaan ak moom ci raaya bi Youssou Ndour jot ak itam tolluwaayu musique Sénégal ak itam prise en charge artistes yi fii ci suñu réew ngeen taxir lu ñu faram-fàcce ko. mbokk yi di leen jaajëfal ci teewlu bi niñ ko waxee woon ci ndorteel rek procès en appel Luc Nicolaï nag dinañ ko tëj juróomi ati kaso ak benn at sursis loole nag sax lancé nañ ci ab mandat d'arrêt foofee ca Saint-Louis mooy tribunal ba moo joxe bi dogal nag loole aju rek ci jafe-jafe yi aju woon ci digganteem ak moom mu aju woon ci wàllu drogue fële ca Lamantin Beach ca fële ca Mbour ci loolu sax dinañ waxtaan ak ki nga xamante ne rek mooy avocat di maître Babou Cissé ñi nga xamal ne mu ngi ci ligne bi maître gannaaw buñ la nuyoo ana lan la ñu mën a jàpp ci xibaar bi wàcc tey. bon lu ma mën a wax mooy cour d'appel de Saint-Louis moo doon àtte mbiru Luc Nicolaï ak Lamantin Beach ak Bertrand Pouly lu ma mën a rappeler mooy cour suprême ci premier verdict bi daf ko annulé woon. maanaam cour d'appel de Dakar moo ko rendre mu annulé ko mu renvoyé dossier bi ci cour d'appel de Saint-Louis cour d'appel de Saint-Louis bu ñu demee foofu dafa retenir ne Luc Nicolaï moom lu ñu koy tuumaal moo ko def mu teg ko daan juróomi at yoo xam ne benn at rek la dul tëdd mooy maanaam ñeenti at la ko daan léegi nag ñun lu ñu def mooy dañuy def pourvoi maanaam dañuy delluwaat ci cour suprême décision bi parce que d'accord ñu ci dañ koy contester léegi nag cour suprême moom mooy càmbaraat mbir bi pour xool ndax cour d'appel de Saint-Louis lu mu àtte ndax yoon la wala du yoon te ñun yaakaar nañ ne lu mu àtte du yoon te loolu moom dinañ ci def pourvoi en cassation. ati kaso ak benn année sursis nga ñëwaat tamit si li nga xamante ne rek jàpp nañ ne amende bu am solo la bu ñu teg ci ndoddu ki nga xam ne mooy Luc Nicolaï. waaw mais xam nga décision bi benn la maanaam dañ ko tëj dañ ko daan ñeenti atu kaso yoo xam ne dañu ne daf koy tëdd décerné sax mandat d'arrêt léegi nag ñu tegaat ko 300 millions dommages intérêts maanaam 300 millions la war a fay hôtel Lamantin Beach ak monsieur Bertrand Pouly loolu yëpp benn décision la décision boobu nag la ñuy jëbbale waat cour suprême. léegi nag moom dañuy def déclaration de pourvoi léegi bu ñu defee déclaration de pourvoi dañuy dem cour suprême càmbaraat mbir bi xool ndax waa cour d'appel de Saint-Louis lu ñu dogal ndax méngoo na ak yoon wala méngoowul ak yoon bu fekkee ne méngoowul ak yoon cour suprême évidemment day casser décision te ñun yaakaar nañ ne bon décision bi méngoowul ak yoon. da ngeen di xaar avis cour suprême wala da ngeen di sóobu ci xeex bi directement. non dañuy def déclaration de pourvoi léegi nag moom dem xeex cour suprême parce que cour suprême léegi nag moom moo war a joxe décision bi dëgëral ko wala mu teggi ko. ok maître ñu ngi lay jaajëfal bàyyi la nga wéyal sa liggéey ni ñu ko waxee woon rek ci biir xibaar yi Agnac diwaan bu nekk fële ca Ziguinchor foofee nag askan wi li ñu bëgg mooy nguur gi taxaw leen. fexe ba ñu mën a am ab poste de santé ak courant bu leen di may tamit ñu mën a def seen liggéey ni mu waree
su ko deful nag mu daxuñu sax wàcc ci mbedd mi rek bu ko defee kilifa yi mën a dégg seen boobule taxawaay Boubacar Diassi teewoon na fa ànd ak Lamine Mandia. ndaje gu mag gu kilifa yu ñàkk ngir saytu lépp luy jafe-jafe yu ñuy dund ci dëkk kaw gi am juróom-ñaari junni doomu aadama seen jafe-jafe ju njëkk mooy seen case de santé doyatul ngir faj askan wi. pour que case de santé bu Añak ñu mun ko transformer en poste de santé conditions yi mat nañu pour que case bi mu mun a nekk poste de santé. benn Añak Carrefour la mu ngi diggante ñetti commune bu Adéane bu Niaguis ak bu Camaracounda ñaareel bi Añak population moom mooy ñeenteelu dëkk département de Ziguinchor booy lim dëkk Ziguinchor yu gën a màgg Añak ci la bokk lu tollu 7000 habitants. case de santé bi donte case de santé la lu muy liggéey ëpp na sa yeneen poste de santé parce que dañuy enregistrer lu tollu 200 consultations par mois 15 à 20 accouchements ci benn weer donc loolu lu am solo la. amul matériel bu doy ñun accouchement inopiné yi rek la ñu mën a jàpp bu fekkee dañu nar a évacuer awma ambulance bi problème la ci man balaa may wër am na ñoo xam ne duñu nangoo yeb jigéen ëmb balaa muy wasin seen oto loolu la ñuy bañ. loolu nag ma ne la balaa may am oto pour dem damay jooy malade bi di jooy ma ànd ak moom te loolu tam man mënu ma ci dëkk te heure bu ne malade mën na ñëw ci situation boobu loolu daf ma dépassé trop. ay partenaires a ngi jàppale askan wi waaye jafe-jafe gi moo ngi wéy ba léegi. lu ma fi dégg comme activités qui sont menées au niveau de la case yaakaar naa ne on pourra. Añak amul courant bu doy moom mi nekk ca commune bu Niaguis commune bii la ñu tabax usine buy jox courant diwaanu Ziguinchor ak bu Sédhiou. dëkk yoo xam ne ñu ngi arrondissement Niaguis benn dëkk warul nekk fii naan ñun amuñu courant parce que centrale bi Boutout la nekk te Boutout mu ngi arrondissement Niaguis donc bu ñu abrité centrale dëkk yëpp war nañu mën a am électrification. askan wi ni bi ko nguur gi jàppalewul dina wàcc ca mbedd yi ngir ñaxtu. police bu Sénégal for ab ubbi di gànnaay bu am doole foofee ca corniche ouest ci plage bi loole nag xew bi jamono ji nga xamante ne rek dañuy laam-laamee wàllu terrorisme fii ci Sénégal ba tax kilifa yi jóg taxaw rek ngir xeex li ni mel. loole nag kilifa yor wàllu police bi àdduna ñi ci rek ci li nga xamante ne liggéey biñ ci amal ndaxte ab doomu Mali bu nekk doxantu foofu rek moo ko gis bu mu woowee police bi tamit ñoom bàyyi nañ liñ doon def yëpp dem ngir saytu li ne mel ngir xam ana lan mu waral loolee teew foofu dinañ ci ñëwaat ci suñu xibaar yi di ñëw. ñu wax ci wàllu politique responsable APR yu Thiès nag ñoom li ñu bëgg rek mooy ñu fexe ba ay kilifa yu fa féete ñu mën leen jox ay ndombal tànk wala gëdd bi ñu yelloo la loolu nag gannaaw coow li fa juddu jamono ji ba tax na ñu woon taskatu xibaar yi rek ngir mën a waxtaan ak ñoom ci lu jëm ci taxawaayu APR ci réew mi ci boobule diwaan Cheikh Anta Diop ànd ci ak say laatir ay responsable APR nekk fii ci diwaanu Thiès doon amal jàkkaarloog taskatu xibaar yi fësal seen naqar lool di yëkkati seen kàddu jëmale ko ci njiitu réew mi ngir ñu gën a suqaliwaat raay bi ndaxte li ñuy gis de bu ñu sàgganul Dakar Bamako ferroviaire dina dee te ay junniy nit ñu ciy liggéey de daañu ñàkk seenam xëy. président ñu ngi lay wax ni la Thiès bii semaine de fer dafay nekk symbole si biir dëkk bi képp ku koy seetaan muy demee nii mu demee boo yaakaaree ni waa Thiès dinañ ànd ak yow tamit day des. kon nag ñu ngi lay gën a demandé di la wax ni la semaine de fer situation yi mu nekkee na nga si xar sa tànk tubéy pour jële ko si loolu demande la boo xam ne waa Thiès yëpp ñu ngi koy def te ginnaaw ñi nga xam ñoo dox suñu diggante yow defuñu ko ñun en tant que sa militant yéene la deuxième mandat 2019 di liggéey si loolu ñun dinañ taxaw wax la ni la semaine de fer nañ ko defar. dikk nañ ci seen bilan bu jëm ci wàllu élection tànneefu député yi ñu génn nee nañ Benno Bokk Yaakaar am na fi doole lool ndaxte bu ñu ko méngaloo ak référendum bi am na ay jéego yu am solo yoo xamante ni def nañu ko kii di seen coordonnateur di Pape Siré Dia am ci ab taxawaay bu am solo. ci côté emploi des jeunes gis ñu financé fi benn projet jeune kenn nit moo fi nekk di jël ay jeunes au moins dugal leen biir poste ñuy liggéey muy Siré Dia kon dañ ko si remercier bu baax a baax parce que nit tamit du sakk jëf loolu mu def waa Thiès yëpp la ko defal ay doomu Thiès gis nañ ci seen bopp kon ñoo ngi ko ci gërëm di ko ci sant. ndawu APR yi nekk ci Thiès ville nee nañ ñi ngi sàkku nag ci njiitu réew mi li mu digge woon ci joyanti saxaar gi mu def ko te it liggéey yi jëm nag ci wàllu stade Lat Dior bu Thiès ñu baral liggéey bi ndaxte yàgg na lool.
Cheikh Anta Diop dañuy ñëwaat fii ci Ndakaaru wax ci wàllu njàng rawatina fexe ba kanamu école yi nga xamante ne rek foofee la xale yi di foowe yenn saay ñu mën ko defar ba mu am xarkanam bu mucc ayib loole nag bëri na ñu ko rafetlu wante ñi nga xam ne rek ñoo nekk ca wetu école Alioune Ndong ak Amadou Lamine Dieye fële ca Dakar ñoom nag di fóotkat yooyu nag rafetlu wuñu bi la dogal ndaxte dañ leen fa jële rek ba jamono ji mënatuñu amal seen liggéey ni mu waree Moussa Ngom doxantu na fa andi ci ak Abdoulaye Diallo. ay fan si ginnaaw du woon xar kanam bi ni mel lañ doon nemmeeku si école Amadou Lamine Dieye ak Alieu Kodou Ndoye bu Gueule Tapée du robinet bu ñu tëj du place bu ñu leen dàkkee ñii doon fóot si boor yi ne ñàkk fu ñu demaleen téyee ci wetu école bi ba tey. dafa am kenn koo xam ne moo nekk yenduwul fële moo ma abal palaasam ma fóot bu dul woon lool tey ñu ma liggéeyatuñu bu ma la nee liggéeyatuñu depuis boobu ba léegi liggéeyuñu laajal kii fii la ñuy toog ba bëccëg bu ñu demee fële toog ñu ne ñu jóg leen toog rek ci kër gi ñu ne ñu jóg leen. defuñu fi dara yàquñu fi dara sàcc ñu fenn ñu def ñu dara daan suñu doole kese lañu fekk. melo bi ni mel na ñuy nemmeeku si lycée mixte Maurice Delafosse proviseur Moustapha Faye di rafet lu li ni mel donte déguerpissement bi am na lu mu xaw a gàllankoor élèves yi. ñun ñu ngi am ci biir lu matul fukki kiosque ñoo xam ne dañ leen autorisé ñu nekk ci biir di jaay waaye dama seetlu ni bu récréation amee ñëpp bëgg a dem jënd duñu mën a jënd parce que 2300 élèves ñoom ñëpp bu ñu génnee mbaa 1000 bu ñu demee ci fukki kiosque rek duñu mën a jënd te am na xale yoo xam ni aussi dañ may wax ni non li ñuy jaay ci biir dafa cher yenn saa yi 100 francs laay am 200 francs laay am ma génn ci biti jënd mburo ak ndambe ou bien jënd leneen moo ma arrangé donc loolu aussi bu ñu waxtaanoon mën nañ ko sóoraale mais dinañu xool ndax am na jaaykat yoo xam ne mën nañ leen dugal ci biir. wante du rek jëlee fa yet ak kolloog moo ma tax a jekkal boori école yi. ñu damay xool nu ñu mën a améliorer muru école bi mais wóor na ma ni buñ ko peinturer tey suba ñu taf ci ay affiche ah ku romb fii boo naanee sa ndox ci biti nga koy sànni donc loolu mooy suñu problème. yenn école si Ndakaaru dong la concerné gum ñu nar ko amal si yeneen i bërëbu jàngalekaay mbébét bi doon jële si weti école yi lépp lu si bokkul wante ak ni mbir yi tëddee mu doon lu naru la yomb loolu. bu sangoom dañu des ci wàllu njàng meek njàngale mi wax ci li nga xamante ne moom la ñu nemmeeku jamono ji école privée di lu bëri fii ci Sénégal ki xam-xamam màcc jëm ci wàllu enseignement di Jean Hervé Cohen gis ne loolee nag bëri ni ci Afrique francophone lim ci ragal rek mu ne muy duppee disparité maanaam ñi nga xam ne seen loxo jotul ginnaaw ba duñu mën dem ci l'école yooyu ngir mën a jàng mu dénk ay kàddoom Aminata Mbare Sow image Thierno Laurent Mendy. bu ñu war a bàyyi xel daanaka léegi foo tourné daal di gis ay école privée yu daal di taxaw ñu jàpp ni école privée yooyu nag ñu ngi gën a yëngatu ci wàllum njàngale mu ndaw mi maanaam préscolaire bi ak njàngale mu kaw mi. soo demee ci petite enfance muy crèche yi ak garderie d'enfance yooyu privé bi lim ci am bariwul mën na public bi plutôt bariwu ci privé moo ci ëpp soo demee école élémentaire foofu privé public bi moo ëpp boo demee secondaire ba tey public bi moo xaw a ëpp tuuti mais mi ngi galopé soo demee université nag mën nañu ni privé bi moo ëpp ak enseignement professionnel et technique. ñii seen xam-xam màcc ci wàllu njàngale mi jàpp ni école privée yooyu lee am na ci naan yoo xam ni dañ leen di taxawal fekk respecté wuñu benn norme ba pare tamit yenn say li ñuy jàngal ci école yooyu lee day des. seulement problème bi ñu am mooy daf ci am école yoo xam ni kenn reconnaître leen. loolu moo tax ba statistique yi gouvernement bi joxe loolu daf koy nëbb li waral ñuy laajte ni war nañu def étude boo xam ne dafay saytu yépp école privée yu ñu reconnaître ak yu ñu reconnaîtreul école privée bu ñu war a tëj ñu tëj puisque quartier boo dem am na ñoo xam ne dañuy joxe seen autorisation rek commencé am na ñoo xam ne du ñu déposer sax autorisation da ngay am kër rek defar sa ñetti classe dugal wut ay jàngalekat di jàngale surtout crèche yi ak daara yeeg yooyu léegi bari na ci koñ yi ku jot rek ubbi te xale dafay loo xam ne loo ci def erreur bu tuuti ça se paye cash.
fi mu toll nii jot nañu waxtaan ci mbir moomulee. l'argent public warul la financer xaalisu école privée te danger bi nga xam ne moo ñuy gëte seetlu ngeen ko soo demee fu mel ni Québec école privée yi 66% de leur budget état bee koy def 11 boo xam ne dañuy wax promotion d'une école publique d'une école privée de qualité. waaw société civile seen taxawaay fii mooy ñu jàngat mbir mi yeete balaa ñuy nekk ci ay jafe-jafe yoo xam ne yu tar yoo xam ne mënatuñu ci dara moo tax ñuy toog di ko jàngat ci réew yi mu am mbir mi nan la toll nan la natabloo et nan la ñuy fexe ba bu ñuy ubbeeku ci secteur privé mu doon loo xam ne dafay doon yokkute. ci ndaje mi nag bëgg nañu buñ ci jógee ñu xam ñaata école privée ñoo am ci dëkk yi le ba pare tamit école privée yooyu le est-ce que qualité am na ci li ñuy jàngale. fii ci Sénégal dinañ di faral di nemmeeku ay xale yi ñu dugal ci néegu sëy te amaguñu fukki at ak juróom-benn loole nag association bi ëmb ay juriste sénégalaise di ñaawlu ni mel ñu gis ne xale yooyu jamono jooju daf leen waroon fekk ci biir l'école bi rek ñuy sàkku xam-xam ba tax na ñu sumb ab xeex rek ngir mën a wax ak kilifa yi ñu soppi li ñu mel Pape Fara ñi nga andi ci ak Pape Sangone Mbaye. Fatimata Diop ak Nogay Ba ñaari xale yu jigéen yi ànd ñu teel a maye xale yi ñuy sëy yi jàpp nañ ne xale teel na lool muy yore kër. non baaxul moom. lu tax nga jàpp ne baaxul. parce que ay xale lañ te xale lan mooy rôle am jàng. war nga jàng ba toll fi nga war a sëyee ngay soog a dem sëyi. après boo jàngee non nga lijjanti sa avenir ba pare boo paree ngay soog a lijjanti sa sëy loolu laa gën a gis sa mariage précoce. impossible ne peut pas être possible am na yoo xamante ni mariage forcé ci xale baaxul surtout mariage précoce à l'âge de 13 ans commencé 13 ans ba ci suuf ay 15 ans yooyu noonu. Nogay Ba ñu ñaan si ko ñaari yoon mu daal di bañ mu jàpp ne mariage précoce yi koppar ñoo lal ci suuf. am na ku ma ñaan si d'abord deux personnes ñëw nañ mais nanguma c'est pas acceptable parce que am na yoo xamante ni boo tollee ci wàllum xale da ngay def yëfu xale mais pas yëfu mag dafa am yoo xamante ni si parents yi ñoom daal lenn rek la ñu mën a dégg loolu bu ñu déggee xaalis am na xaalis guro ñëw na rek te loolu c'est pas acceptable. te sax suñu sukkandikoo ci cartu réew mi ak lii di code de la famille mariage précoce dañ koy tere fii ci réew mi. ci constitution bi article 18 daf ko tere mais aussi si disposition article code de la famille à travers l'article 111 dañ ne mariage mi ngi am ci diggante góor ak jigéen. xale bi am na fu muy toll du mat ngir dugg ci néegu sëy bëti ci am njaboot te loolee nag bu amee mën na ko jural lu bëri ba pare tamit xale bi bu duggee ci néegu sëy fii ci Sénégal da nga war a nekk ak say goro loolu lépp nag xale bi bu dee atam demewul noonu du ko mën a supporter. naam jafe-jafe yooyu yëpp nga xam ne tudd nañ ko ba léegi yenn xeet fii ci Sénégal ñu ngay wëy di teel a maye seeni doom. Pafa ñi dem ci aéroport international Léopold Sédar Senghor xumboon trop li ko waral nag Youssou Ndour leader Super Étoile mu doon ñibbisi gannaaw ba mu jëlee raaya bi fële ca Japon loole nag taxoon ay artistes yu bëri teew fa di ki mel ni Pape Diouf Fallou Dieng ak ñeneen rek ngir sargal ko bokk ak moom li nga xamante ne mooy ndam li mu jële foofu lépp aju ci wàllu yëngu-yëngoom ci musique Aïssatou Paye teewoon na fa andi ci ak Modou Diop. ñu teeru ko ci aéroport Léopold Sédar Senghor ñu ñëw teeroo buur sabar di jolli am sax ñu def seeni chorégraphie Youssou Ndour nag bi mu egsee li mu jot a wax mooy ne ginnaaw ndam li nee na lépp gëm liggéey moo ko waral. ndam bi pour ñun ñëpp la surtout pour les artistes artistes yi ñoo ko moom lu ñu jot ndax Sénégal moo tax lu ñu jot ndax artiste la ñu doon donc artistes yi ñoo moom ndam bi ñoo ko moom
te yeneen a ngi ñëw yoo xam ni que moo ëpp doole pour aaru Sénégal li ki des yëpp moom mooy di leen remercier parce que retentissement bi nga xamee ni que moom le prix bi am bu amee yéen tamit média bi yéen a ko def jox ngeen ko gëddam ba mu mat sëkk te xam ngeen ma man moom liggéey rek du ma dugg ci leneen liggéey rek laay def boo liggéeyee nag ba pare boo liggéey ba pare ah mooy comme rek maanaam nga ji boo jiyee nag xam nga léeg-léeg deqi jot après nga récolter loolu ngay récolter donc bu ñuy commencé liggéey loolu yàgg na te moo tax ndam yu bare ñëw mais du tey lañ ko def dañ ko def démb tey soog a ñëw. ndam li nag mu bokk ko ak ay naataangoo artistam ñoom ñëpp taxaw sargal ko. ci réew nga nekk fa référence je pense que bénéfice réew ma la ak ñu dëkk ci réew ma te Youssou je pense que tey jii li ko yàlla defal ci xeeti teraanga ci musique bi nga xam ne ñun ñëpp ci li ñu yëngu ñun def ñu gën a sibil. chaque jour mu ngi sàmm toléré ak sénégalais xam ne li mu nekk sénégalais ñoo ko def mu delloowaat ko Sénégal tey Youssou Ndour bokk na ci artistes yi nga xam ne ñoom ñoo gën a siiw sax dëkk bi. Sénégal yëpp la honoré Afrique yëpp la honoré et tey su ma ñëwee fii pour teer si ko pour wan ni ko ni kontaan naa ñëw en tant que rakam en tant que artiste sénégalais aussi mu yàgg maa jàppale ci art et je pense que tey bu amee prix bi dama ciy kontaan looloo ma indi fii tey. ay waajuram def seeni seede. c'est pas woy bi rek moo tax ñu décoré comportement bi moo am. du woy bi mais comportement bi ni ñu suyee il est kii te ko dajale kii si nag ni mu nekk artiste ci la gagné prix bi mais du woy bi rek parce que prix boo koy joxee personnalité bi ngay décoré c'est sa personnalité. ki ñu jox nag mu téye monument de la Renaissance yokku si ne créativité bu am solo bu artiste bi di Youssou Ndour moo tax ñu célébrer ko foofu noonu sa Japon jagleel ko li ñuy wax premium impériale. Sénégal wane Afrique wane suñu aada ak suñu tradition mu woy ko def ko ci musique te it mu tënk ko ci ay baat yoo xam ne yëpp dafa am lu mu tekki te li mu tekki di njëriñ pour Sénégal ak Afrique u ëllëg pour àddina bi pour nit simplement. ana ku ko def waay ana ku ko def ku ko def ana ku ko def waay ana ku ko def ku ko def et pourtant fi la ñetti root. jërëjëf Aïssatou Paye di félicité waat tamit kii di Youssou Ndour ci loolu sax waxoon nañ ne dinañ ci am invité tey di Biram Ndek Ndiaye di auteur parolier poète di ku ñu ràññee tamit ci wàllu cosaan ak aada fii ci suñu réew Biram Ndek ñu ngi lay nuyu. ñu ñëw rek ci li nga xamante ne mooy raaya Youssou Ndour gis nañ ko léegi fi mu jeexale moom nee na liggéey la gëm boo jiwee da nga war a job koop maanaam récolter loolu d'abord pour entrer dans le sujet ban njàngat nga ci mën a def. li mu doon wax lay jëfee. Youssou exemple la. royukaay la fii ci Sénégal. ci Afrique ak àdduna bi. te lépp lu mu def pour man defal na ko Sénégal. defal na ko Afrique defal na ko képp xeet ku ñuul ak képp ku nga xam ne aada ak cosaan. yëngal na la. comme ni mu ko waxee liggéey da ngay ñëw comme tool la. li ngay béy. bés dina ñëw nga récolté ko. et bii di gulet am na yeneen waaye bii nag dafa am solo parce que Japon. réew mu xam caada la. xam cosaan la. bu ñu demee ba lu mel ni ñu woo ko. jox ko ko te sélection la. bu ñu fàtte ne sélection bu rigoureuse la. donc Sénégal du def lu dul naan ko jaajëf fiisu. te incha allahu rabbi artistes yi acteurs culturels yi dinañu ko sargal. ba mu xam ne aussi ñi muy àndal. ñi nga xam ne moom la bokkal mbir mi
ci culture. ñoom ñooy ñi njëkk xam ne defal nañ ko boobu aussi. reconnaissance loolu am solo. waaw ni ñu ko waxee léegi ku mën a jiw mën a góob muy liggéey ba nga xamante ne rek xëy na bañ ko tàmbalee ak léegi yàgg na mu mel ni ku commencé di gis li nga xam ne moo ci bàyyeekoo. waaw boo ko xoolee yi suñu ci temps bi muy figé pour def li mu bëgg. di dem ay Gambie partout. loolu boo xoolee jaar-jaar. lu rëy la man lii gis naa ci sax ay lu bëri ci affaire bind. ci affaire même ci cinéma. trajectoire am rek. parcours am. ku ko xool xam ne. am na ndeysaan ku am solo bindkat bu ñuy wax Sankharé bu ci waxoon artiste la artisan la. artiste la et aussi day créer ay emploi loolu yëpp jàngat la te yaakaar naa ne c'est très important Youssou sax mérité na ay musée yoo xam ne lim doon sol lim doon yore lim doon def lépp pour ku ñëw Sénégal sur le plan même touristique ngay découvrir parce que on n'attire pas des mouches avec du vinaigre donc laaj na Youssou ñu léegi def na li mu war a def nag mais nit ñi nag ñoo war a xool ñëpp ensemble sénégalais couver ko encadrer ko ñoom ñëpp sénégalais ñëpp nag pour parce que nit bu nekkee champion pour man champion la c'est yàlla may ñu ko ñun Sénégal munoon na ko may tubaab bi munoon na ko may américain océanien kon dañuy gërëm borom bi mu ñu joxee ku mel ni mu ñuy valoir des satisfactions mun naa wax ne peut-être am na domaine yoo xam ne duñ premier mais ci culture mun nañ toog au grand banquet de l'universel et là mun nañu dem peut-être mënuñu créer avion wala dara mais dans le cadre de la création artistique littéraire avec l'exemple de Youssou mun nañ woon ne amuñu benn complexe. ok ni nga ko waxee seetaan nañu léegi kii di Fallou Dieng ni nga ko waxee nee na magam la référence la ci moom mu jàpp ne Youssou Ndour c'est une fierté nationale. loolu ñu koy confirmer mais ana ban impact la raaya bi mën a am pour musique sénégalaise sur la scène internationale. gisoo bu ñu toggee ci àdduna. benn dëkk toog ñu joxoñ la. fekk àdduna bi yaatu na. day am ay retombées. c'est comme football bi ñu demee 2002 coupe du monde. ñi ko suivre yëpp àdduna bi yëpp. boo nekkee ci culture ak aada ak même simple décideur di nga suivre événement bu mel noonu te événement bu mel noonu fa mu am mais pour man laaj na ay nit ñi di fay dem ay pèlerinage entre guillemets ça n'a rien de religieux mais c'est pour ñëw xool la fa am et loolu retombée bi mooy lan ubbil na aussi bunt une saine émulation retombée mooy lan visite yi fi nit ñi mun a def au plan touristique au plan culturel et même aussi ubbi na benn monde mooy lan le monde asiatique le Japon c'est aux artistes sénégalais de ñoo ci war a dugg Youssou dafay ubbi buntu xam nga li ñuy wax pionnier boo ko nekkee yow sa rôle mooy nga couver en général Youssou dépassé na rek ne dafa war a nekk rek artiste nii rek chanteur déedéet aujourd'hui dafa am une responsabilité historique et du ma anticiper mais le geste même qu'il a fait ci prix boobu rek wane na ne ce leadership là il est là et vraiment nit ku nekk nga war a encourager ku ne Youssou Ndour ne mbalax ñu ngi koy dakkantale sax le roi du mbalax et d'autres choses waaw di porox ndolu ci bi le raaya ngir xam rek ana lan mooy tolluwaayu li di musique mbalax tey ci biir àdduna bi musique mbalax ni ko ñun ñëpp ñu d'accord ci tour bi genre musical la boo xam ne Sénégal la cosaano donc lu mel noonu moom muy dem porter ko am na ñeneen nag ñu fi nekk waaye ni mu ko porter dafa jéggi dayoo dem ba fexe naka la ko mun a defa rek ouverture su demee ci monde occidental am na muy dialogue ak ñoom oriental am na nu muy dialogue ak ñoom bu demee yeneen pays même Afrique am na nu muy dialogue et c'est ça qui est important recette la du menu bu nga xam ne kii la rek dafay def à chaque fois sur le plan loo xam ne parfois même pas de sur mesure aussi donc dafa nekk ku nga xam ne yàlla may na ko mu mun a dialoguer c'est un ambassadeur pour l'Afrique c'est un ambassadeur de la culture et d'autres choses donc ku mel noonu ci ni ma ko gisee man mooy dafay ubbi ay bunt day baliser ay chemin loolu li mu koy def yëpp du pour moom parce que tey ji su ko neexoon mu ne man toog naa def leneen ak leneen mais su ciy nekk ba léegi di encadrer di ubbi yeneen et dama bëgg aussi def benn petite analyse moom ci métier bi muy yore mooy parole ubbi na ci dara journaliste lan mu nekk rajo ay paroles yu ñuy wax mu génn ci nopp mu nekk télé da nga koy dégg gis ko investir na ci dans la parole
mu nekk kat image wala audio simple. donc loolu ay ubbi ay buntu la nga xam ne. il fait vivre l'industrie culturelle. et ubbi woon na également doon produire ay nit. pratiquement lu mel noonu man chantier la. c'est à lui seul machallah il ouvre des chantiers. donc ni ñuy def mooy di ko ñaanal yàlla bàyyi ko fi. yàlla di ko yokkal parce que àdduna tant que tu es vivant. tu es capable de te remettre en cause. tu es capable d'inventer. la créativité du jeex ba faw te li ma neex aussi ci moom. day dégluwante fii mu nekk ak yéen mu ngi leen di déglu feneen fu mu nekk day déglu. su demee ci biti day déglu lim am lu baax mu joxe ko lim gis lu baax feneen mu jël ko. et c'est ça la vie. ok wax nga ko léegi Youssou Ndour ambassadeur la. moom ak ñooñam boo jëlee exemple ku mel ni Ismaël Lo Cheikh Lo. wala sax kii di Baaba Maal ak ñeneen Oumar Pène. oui ñoom mënees nañu wax ne ils ont fait le job mais booy wax ci jeune génération bi tey par exemple. ñoom Wally Seck Pape Diouf ak ñeneen. ana lan moo war a doon seen taxawaay tey ngir ñu mën a profité ci li nga xamante ne. mooy expérience wala savoir-faire ancien yooyu ñi ma lim léegi. waaw dëgg la. te du sax ci musique Sénégal yàlla def na ko. mu def par exemple Doudou Ndiaye Rose. comme pays boobu Japon gars yi dañ ko fonkoon. ci benn art bu mu yore. Ousmane Sow ci sculpture. Aminata Sow Fall ci bind. et d'autres cinéma gis nañ Alain Gomis et d'autres ñoom seen benn ubbi buntu bi. donc mais moom dafa nekk benn cas quand même spécial qui a su faire l'économie de la culture. alors. ñeneen ñi nu ñu mën a def peut-être ñoom Youssou Ismaël Lo Baba Thione Seck Omar Pène Kiné Lam peut-être amuñu woon ay anciens yu leen wanee woon noonu chemin bi mais ñoom ñi nga cité ñoom Pape Diouf am nañ Youssou donc moi dama leen di exhorter mooy non seulement ñuy xool ci moom exemple mais di ko déglu dara yàqul gis nga boo nekkee ci benn mbir man de loolu lay def lu ma xamul damay gis ñi ma ci tane ay temps ma dem laaj leen quel est votre secret yéen aussi journalistes yi da ngeen di joxu Youssou di génnee lépp li mu am peu dans tout ce qu'il fait ñuy comme ça parce que adduna bi li am solo def baax na mais def wëcc bàyyi ay nit ñu nga xam ne danañ la doon ci sa liggéey ëllëg ci tënk rek balaa ñuy jàll ci poème bi nga jagleel kii di Youssou Ndour gis nañ ne yow parolier nga di auteur di faral di liggéey ak ay artistes yu bëri fii ci Sénégal ku mel ni Kabou Gueye Didi Fama Bouba Ndour ak Sergent Mansour Diouf ana ban tolluwaay la lii di auteur parolier am jamono ji ci tënk rek en quelque sorte. voilà ñi nga wax ñooñu dañuy bind. comme man. et te li may ñaan rek mooy muy gën a am luy bëri. parce que art chaîne la. dafa am ñuy créer am na ñuy exécuter. am na ak leneen ñooñu tamit maa ngi leen di saluer di leen wax ñu continuer. te mais aussi te Youssou dama koy gërëm. parce que suñu ma xamee. as tuut ci gannaaw yàlla. contribuer na ci lu bëree bëri. ci njëkkoon na mos a interprété mais aussi ak loo xam ne coupe du monde bi ñu ko defee ñoom ñëpp dañoo ñëw bokk ci biir donc humilité boobu mu am léegi bind bi may laaj ne bind bi sensu bind mooy lan Sénégal africain dañ leen aada lool rek ñuy wax muy des may dañu war ci bind ñu koy fixé léegi nag bind dañ koy fixé ci këyit dañ koy fixé ci leneen je sais pas ndax répondre naa sa question bi mais ñoom it aussi di leen di ñaax rek ñuy continuer yàlla def na également bind naa aussi yoo xam ne interprété nañ ko théâtre te dugg naa ci cinéma jërëjëf waaw ñu wax ci mutuelle gis nañ ne yow yaa ngi CMI mos nga liggéey tamit ci projet bi nga xamante ne rek mooy prise en charge acteurs culturels yi gis nañ Youssou Ndour yëkkati koppar bi bàyyi ko ci raaya bi may ko artistes yi yow sa xalaat wala sa li nga lecture bi nga mën a def ci li nga xamante ne mooy taxawaay bu mutuelle boobu mën a am tey ngir mu mën a taxawu carrément ak lan la artistes yi war a def ci fànn woowu dañuy gërëm Youssou gis nga li muy def mooy ubbi ay chantier man day lii lu rëy la dafa mel ni pour man defal na ko ñëpp waaye defal na ma ko aussi parce que pourquoi ca njëlbeen boo ko xoolee 1992 Youssou ànd nañu fii bu ay Mbuur ak yeneen bu ma doon oote pour ñu xool boobu temps sax waxaguñu ay affaire mutuelle ak yu demee noonu mais da doon yónnee manager am Baaba Maal def noonu Ismaël Lo Thione Seck ñëpp ñuy ñëw pour ñu xool nakal la ñuy mun a defee ku mel ni Bouya Ndoye dafa hospitalisé woon parce que accident conscience bi commencé jóg foofu Youssou li mu def nii dafa ubbi parce que àdduna lan la volonté mu ngi fi capacité intellectuelle pour def ko ñu ngi fi man mii di wax assureur la moom laa jàng ci école yi gën a mag France te tamit moyens financiers yi teg na ko fi mu ngi jàppale état c'est l'année 2017 c'est l'année
de la culture le président waxoon. moo tax ñun aussi. Youssou lii mu def nii moom dafa permettre affaire yi tegu ci raay. ok ñu ngi ko ciy gërëm. te ñu ngi koy aussi ñu nit dinañ am une façon bu ñu koy wane ne Youssou li nga def yëg nañ ko. te tamit aussi danañ ko sargal. ci waaw loolu bokk na ci sax poème maanaam taalif bi nga xam ne rek jagleel nga ko kii di chanteur bi di Youssou Ndour. ma bàyyi la rek nga baaxee ko askan wi. mais c'était kii en français la mais mun nañ ci wax tuuti résumé ko ci wolof. waaw waaw bi ñuy gërëmee borom bi. bi mu ñu joxee ce champion. champion boobu di Youssou. munoon na nekk américain munoon na nekk waa Asie munoon na nekk feneen waaye la Sénégal la ko yàlla jagale. alors culture am. Sénégal jeune am. loolu yëpp ci pays bu ndaw a ndaw te ñu koy dégg fu rëy rëy. ñu ngi gërëm donc borom bi. bi mu ñu ko joxee. parce que kii. ku nga xam ne leader d'opinion la lii dama koy c'est pas le poème que j'ai dit mais damay wax li ci nekk rek dañuy bàyyi nga may ñu ci ñaari kii rek même bu fekkee ci tubaab la sax voilà waaw même en français dina am benn portée waaw merci mon Dieu de nous avoir donné ce champion sur combien de continents, combien de pays, combien de peuples, de races, d'ethnies et de religions. Merci mon Dieu de nous avoir donné ce champion. Il aurait pu être américain, européen, asiatique, océanique, de tout autre pays d'Afrique. Mais mon Dieu, vous avez choisi le Sénégal, ce petit pays au grand talent. Merci de nous avoir donné Youssou, la fierté de ses compatriotes, le flambeau si haut porté, plaisir et espoir si souvent en jumeaux. Youssou nous a valu plein d'espoir. Le Sénégal qui tonne partout et qui m'étonne. Battre la France championne d'Europe et du monde, le Sénégal olympique et ses dards qui piquent. Le Sénégal des médailles venues d'ailleurs. Le Sénégal, acteur de la chute des nazis, les tirailleurs sauvant la France. Le Sénégal et son savant égyptologue. Le Sénégal des marabouts héroïques et des résistants guerriers. Le Sénégal aux ancêtres, des ancêtres aux petits-enfants. Le Sénégal d'un certain You. You qui est si familier à nos chaumières, des villes et de la campagne. Merci mon Dieu de nous l'avoir donné. Ah, c'est émouvant. Merci. waaw xalaat bi rafet na tënk nga ko wax ci li nga xamante ne rek boobu gis-gis nga am nga def ko hommage ci ñu ñëw rek ci li nga xamante ne daanaka waxtu bi ñu mayoon jeex na xanaa rek di la jaajëfal waaw di la jox beneen dig daje xëy na dinañ tasawaat ci plateau bi rek ngir gën a mën a yaatal. jërëjëf di wax rek nañu def ci affaire bi Youssou def ñu def comme bon usage c'est un chef d'entreprise il a toujours su utiliser les choses et acteurs culturels yi incha allah am na ñu bëri ñu ma commencé sax di gis waaw danañu ko gën a yaatal bu soobee yàlla jàppale waa mutuelle bi ak ñi diriger mutuelle bi faire bon usage daal ba mu wóor na ne dina dem ci ay acteurs culturels yi bu soobee yàlla loolu rek lañ ko mën a fayee. jërëjëf ci fàttali ñu nekkoon ak Birame Ndek Ndiaye di kuy yëngu ci wàllu cosaan ak aada fii ci Sénégal di poète parolier auteur la liggéey ak musicien yi xanaa rek jëm moment bi ñu bàyyi leen ak Mohamed Ndiaye mu tënkal leen li gën a fës ci yéenekaay yi. fukki jommal àdduna yéem jamono jaaxaluk maasam di Youssou Ndour toj na aéroport Léopold Sédar Senghor démb l'observateur nañu yu le retour impérial Youssou ma demoon ca Sapon doon fa jëli ab raaye ñibbisi na démb ci guddi Maria Dominica bu yéenekaay bi demoon aéroport teeru ju ko ànd nag moom gunge ko ba ca Ndourène di ca seen kër aéroport fa la xew a tàmbale mbokk yeeg am di jàmm yeeg liggéeykat yi ba ci fan seeg mbokki artistam yi ñëpp nga woon ci aéroportum Dakar demoon fa teeru ji Youssou Ndour sargal ko ba mu fa jugee ca la dem Ndourène foo feet sa teeru bu rëy lañ ko fa teeru Youssou Ndour ay ronxañam génn na fa ndax mbékk ne bi mu yegsee yaay ji Adja Ndeye Soxna Mbuub ak baay ba Eliman Ndour kott ko ñoom ñett ñu kottante Youssou Ndour ca la yaramam daw ba ronxañam génn El Hadji Eliman Ndour miy baayam ne ci journal bi raaya bu ni mel ku mel ne sama doom Youssou Ndour andi ko ci réew mi loolee bett ko yaay ji di Ajaratu Ndeye Soxna Mbuub ne waa l'Observateur doomam Youssou Ndour lu dul liggéey xamu ko ay caaxaan kenn du ko ca dégg moom mi amuti caaxaan càppaaculi gi mu di Youssou Ndour ay kàddoom ci xët mu njëkk l'Observateur mu ne ñu fa doomu aadama bi bu gëmee boppam boole kook nangoo liggéey dara jomb ko démbit sa xelam dem na ca maamam ja dem mu di Mamari Sène Youssou Ndour ak raaya ba mu jëlee ca Japon koppar yi cay tukkee toll ci juróom-ñaar fukki millions ak juróom 75 millions te mu ne da koy dugal ci wér gu yaramu artiste Sénégal yi artiste bii di Alaaji Faye borom Samina ne ñu ci passe 10 bu l'Observateur mboolem koy artiste rek war ngaa rafetlu geste boobee Youssou Ndour def Youssou Ndour mu békk ba mu feeñ ci kanam gi photo bang ci xët mu njëkk l'Observateur Ousmane Tanor Dieng mu jaaxle ba jàpp gémmiñ gi photo bang ci xët mu njëkk la Sénégal këram au conseil collectivité territoriale bu tojul tas ndax laas ne nañu sagara nga fay xeeñ malaise dëggantaan njaay moo fa am
ubbi leen yéenekaay bi saa ngeen di Ousmane Tanor Dieng du ci biir parti socialiste rek la ko gaañi di ŋàññee ca Haut Conseil collectivité territoriale it bariwu fa ay soppe ndax nee nañu dafa yaakaar ne Haut Conseil collectivité territoriale Dieng la sant ne donte kër ga am na budget bu toll ci juróom-benn milliard ak genn wàll terewul dotation carburant ba mu di carburant bi mu war a jox liggéeykat yi Ousmane Tanor Dieng da caa dëgg tànkam ay wata it joxewu ko fa Les Échos nañu ñi bokk ci parti socialiste te fara ca France li ñu wax Ousmane Tanor Dieng bu ko Tanor déggoon day xar suuf si dugg ci nee nañu Tanor njariñul parti socialiste yitteelatu ko li ko yitteel moo di nu mu mën a def ba sàmm carrière am ak nu mu mën a amee lu mu dundee waa réew mi ak li ñuy dund fan yi ci réew mi mu di ñoom Idrissa Seck journal Le Quotidien ci la xëy Idrissa Seck ak li mu ne woon xel mënuta nangu ay maire commune yu bokk ci parti réew mi bu nuppi dem di négocier ak jaam bu mel ne Talla Sylla ñoom ñetti maire yi commune yooyee moom wax ji mu di Lamine Diallo maire bu Thiès Nord Pape Bassirou Diop maire bu Thiès Est ak Alioune Sow maire bu Thiès Ouest Le Quotidien nee nañu gannaaw bu ñu jugee ca Paris la France ga ñu nekkoon wax nañu leeral nañu li am dëgg-dëgg seen digg Talla Sylla nee nañu ñoom ay réew mi si lañu Idrissa Seck la ñu àndal moom la ñu gëm te it moom la ñu jàpp mooy seen candidat 2019 waaye nag dafa fekk ne njariñal kees bu nekkoon planète Mars sax danañu dem jëli ko ñoom kees a leen ñor ki ci xët mu njëkk direct info waa Daaru Muxti nee nañu ñoruñu ko mu di Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé askan way yeewoo ca dëkkub Maam Cheikhna Birahim Mbacké ba mu di ca Daaru Muxti dañoo gis ne ministre de la santé mu di Abdoulaye Diouf Sarr respecté wu leen tegu leen fenn li ko waral moo di rajo ba ca l'hôpitalub dëkk ba moo paan bu yàgg ba léegi ba mu paaneeg léegi ëpp naat ñu wax ko ministre de la santé di Abdoulaye Diouf Sarr ne leen dinaa fa yónnee sama équipe ñu defar ko dem sax ba jàppal leen bés ba yegg si waa Daaru Muxti toog di xaar waajal rey seen i gàtt jënd seen liminaat di xaar gan ñi ngir bernde leen waaye ba léegi du Abdoulaye Diouf Sarr du technicien ya amul kenn ku fa teg tànkam Abdoulaye Diouf Sarr woowu leen ngir wax leen li leen téye te kenn mënu ko woo ba jot ko ku jote ci bojj bu la neexee sañaxu américain yi fi tëggoon seen gémmiñ di yëgle attentat bu nar a am ci réew mi Le Témoin nee nañu alerte boobee jurul jàmm ci koom gi ci réew mi yàq na lu bari ci économie Sénégal waa Nations Unies séminaire bi ñu doon waajal doon ko def ci réew mi dàq nañu ko ba jëmmi jamono forum sur la paix ndaje mi ndax dina amati ci réew mi yàlla rek a xam leneen li ci gën a doy waar témoigné nañu bari nañu defoon i réservation ci hôtel yi réservation ya annulé nañu ko wal fajir nañu terrorisme gi ñuy wax ci réew mi waa police bokk nañu ci ñi gën a yokku tiitaange ci askan wi Vox Populi mel ne ku naan ko du mën a la déet ndax waa ji ña dañ ko jàppoon ca Rosso doon ko njortal wàllu terrorisme ñoom waa police ñoo dem ba waxal seen bopp ne waa jooje mu di benn pëlub Touareg fekk ñu ci moom fetal fekk ñu it ci moom ay bomb L'Observateur nee nañu am na bomb bu ñu gis démb ci corniche Ndakaaru bi ab ubbi la bu toll ci téeméeri kilo ak juróom fukk la Sénégal nañu bomb ba ëpp na ko bomb ñeenti téeméeri kilo la Vox Populi nee nañu ndox mi moo ko indi ci réew mi waaye waa bib fexe nañu ba jël ko yóbbu te dara xewul li xew ca Kébémer doy na waar bi leen L'Observateur benn élève buy def terminal moo fa violé benn xale bu jigéen bu toll ci 14 ans ba tax na moom élève bu terminal bi am njàngam terminé ji na ko ca kaso ba. Mohamed Ndiaye ñu lay jaajëfal yooyu ñu du doon teewlu naka noonu dig leen daje rek ci kanam ci yeneen ëttu xibaar jërë ngeen jëf.